asalaamaaleykum mbokk yi di leen nuyu di rafetlu àndandoo beeg télévision Futur Média di jéggalu ci tardé bi xibaaru marax yi bokk na ci li ci gën a fës agression yu bëri ñu nemmeeku ci réew mi rawatina ndakaaru yenn saa yi ay bakken di ci rot gouvernement bi ne mi ngi ci tànku Samba Boy yooyu le ministre bi ñu dénk kaaraange biir réew mi ne jël nañ ci ay matukaay yu mot sëkk lu ci mel ni lii di immatriculation moto Jakarta yi ak scooter yi. naka la ñu war a def ngir xeex ay xibaar yu wérul ci réew mi ak it fexe ba doxal yoon ci wàllum média loolee di ay ponk yu ñu waxtaanee tey ci bés bi ñu jagleel liberté de la presse muy taskatu xabaar yi moom seen bopp di def seen liggéey mu di ay ndaje yu ñu amaloon ca CESTI école ba ñuy tàggatee taskatu xabaar yi ci xibaar yi bokk na ci ba léegi sénégalais yi ñu ne noppeeguñu ngir nangu yokkute bi ñu nar a def ci njëgu simon bi ca Diamniadio bëri na ñu seen yaakaar tas ñu jàpp rek ni dañoo bëggoon a tabax waaye jamono ji lu ñuy xoolaat la mu di ab dogal bu ñu comprendre rawatina réew moo xam ne ñetti usines yuy defar ciment ñoom ñoo fi am. ci wàllum tàggat yaram taekwondo Sénégal fas yéene dem bokk ca jongante ba ñuy amal ca Angleterre muy championnat du monde dooree ko fukki fan ak benn ci weeru mai bile juróom benn athlète di ca soobu bokk na ci numéro 1 mondial di Moustapha Kama mbokk yi loolee tënk la léegi ñu yaatal ko. ci ndakaaru liñ fi nemmeeku doy na waar ay agression gis ngeen ko lu ci ëpp yenn saay sax dañuy fekk nit mu taxaw ñu foqati li mu moom yenn saay yi tamit ay bakken daf ci rot yéen a ngi koy dégg ci li ci yéenekaay yi yenn saay kon mu di ay délit yoo xamante ni ministre bi ñu dénk wàllum kaaraange biir réew mi ne dina ci jóg rawatina ñiy yegg ci deux-roues ay moto wala Jakarta Aly Ngouille Ndiaye ne dinañ ci jël ay matukaay lu ci mel ni numéroté waat maanaam immatriculation moto Jakarta yooyu le ñu déglu ko moom Aly Ngouille Ndiaye ci micro Mouhamadou Lamine Ndiaye. gouvernement bi jël na ay matuwaay wax nañ joxe nañ instruction police pour ak gendarmerie pour ñu gën a renforcer contrôle yi surtout que boo ngeen xoolee fan yi ñuy génn agression yi ko waral yëpp ci affaire ñiy dawal Jakarta yi lay jógee parce que souvent dañuy def agression daal di daw kenn du leen mën a identifier mais loolu aussi jël nañ ci ay matuwaay bu ngeen fàttali ko weer yi li ci ginnaaw ministère des infrastructures amoon na disposition yu mu jëloon pour que bala ñuy dawal yenn engins yi ñu mën leen a immatriculer nit ñi mën a xam bu problème amee kan la ñuy mën a seeti donc loolu aussi yaakaar naa ne police tàmbali na ko fan yii te dana ko gën a renforcer. Aly Ngouille Ndiaye yëkkati kàddu yooyee ci bés bi ñuy sargal sapeur pompier yi muy ñaareelu édition bés bi ñu leen jagleel thème bi naka ren bokk na ci wàllum mairie yi ak sapeur pompier yi lëkkaloo bi naka lay demee ndax ñu béy ci seenu pouvoir général de brigade Mor Seck moom mi commandant brigade sapeur pompier jàpp nag ni lëkkaloo boobee warta ñàkk xew-xew bi tey ji suba la woon ca caserne bu Malick Sy teewaayu Mouhamadou Lamine Ndiaye ak Diafara Ba. brigade nationale sapeur pompier bëgg dugal collectivité locale yi maanaam maire yi ci seen liggéeyu aar askan wi lépp ngir liggéey bu gën a yomb. maire yi actuellement dañuy jox ay responsabilités yu bëri responsabilité yu jëm si saytu affaire marché yi yu toppatoo affaire plage yi toppatoo affaire dëkkuwaay yi toppatoo affaire jaww ji lépp donc si activités yooyu maire yi ak brigade nationale sapeur pompier dañu war di jokkoo. pour xool nu ñu ko mën a gën a rafetal pour ñu mën assurer sécurité population yi si misaal maire yi bi ko ñoom ñoo yore affaire plage yi rafet na ñu ne mais ñuy toog di waxtaan. ci wàllu matériel ministre intérieur di xamle ni ab commande équipement dina agsi bu yàggul dara. président Macky Sall bi mu ñëwee ba léegi am na investissement yu am solo yoo xam ne def na ko te lim ci def sax gis ngeen ko déjà wane nañ ko ci défilé bi passé mais li ci ëpp ci matériel sax ñëwagul foog naa ne général bi y a de cela juste quelques semaines la jógee ci yenn réew yoo xam ne am nañ fa commande de matériel pour réceptionner ko le temps que matériel bi ñëw d'ici fin d'année début d'année prochaine donc loolu déjà lu am solo la. ñaareelu édition wu journée nationale sapeur pompier nekkit bésum ndaje diggante sapeur yu retraité ak yi yëngu ba léegi. ñu des ci bés boobu ba léegi rawatina ca diwaanu Tambacounda sapeur pompier yi fa nekk ci ndorteelu at bi ba léegi def nañ lu ëpp daanaka ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ci ay intervention ci seen bés boobule bokk na ci activités yi ñu doon def kon maye deret ak randonnée pédestre waaye tamit di jàngal askan wi bu nit naree loru kon naka la ñu war a def ngir wàllu ko reportage Moussa Oumar Gueye ak Amadou Diédhiou.
way sapeur pompier yi nekk ci Tambacounda bu ñu xoolee ci ñetti weer yu ñu génn lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñett fukki yoon génn nañ ko di dem ci wàllub intervention bis bi nga xam ne dañ ko jagleel sapeur pompier yi tey jii ñu koy màggal ci Tambacounda mu nekk benn occasion boo xam ni kii di commandant bi dafay dikk ci wàllu bilan bi. 380 interventions yooyu li ci ëpp mooy accident de la circulation yi te ci accident de la circulation yi accident yi nga xamante ne moo concerné moto jakarta yi tamit moo ci gën a bëri dañ doon mayee deret jot nañ sax récolté lu toll ni téeméeri poche de sang boo xam ne hôpital lañ koy jagleel. randonnée pédestre ci suba si moom lañ commencé. Tambacounda lu ñu mën a jàpp mooy am na ay jéego yoo xam ne seqi nañ ko jëm ci kanam ci seen wàllub liggéey ak ci seen wàllub jumtukaay yi El Hadji Bouya Amar moom mooy gouverneur bu Tambacounda. mais heureusement avec vraiment engagement ministre de l'intérieur ak engagement tamit le général aussi commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers ci ñett at yi gis nañ ci vraiment soppite ba am solo tey yàlla def na ne vraiment moment bi waxee yow nii depuis daaw dégg ba léegi Bakel am na caserne bu bees entièrement équipé Koumpentoum aussi am na caserne donc loolu muy vraiment muy am solo te jaagul parce que fii ak ay weer yu néew vraiment dinañ war a ubbi tamit beneen unité boo xam ne mooy mi ngi Kidira ak beneen boo xam ne mi ngi nekk Goudiri d'ailleurs sax unité bi nga xam ne moo ñu war a ubbi sax Kidira lenn kese moo ko tardé la parce que maire bi lañ xaar mu joxe bâtiment bi comme ça éléments yi mën ko occuper. am na it ay xeetu démonstration yoo xam ne def nañ ko. mbootaay bi ëmb magistrat yi ci Sénégal tey di sëgg ci li ñuy duppee longue détention préventive muy ñi nga xam ne dañuy yàgg ci kaso bi loolu te duñ leen atteegum mu di ndaje boo xam ne waa société civile ay avocat ak ñëpp ñu yëngatu ci wàllum yoon ñu nga ca woon lañ ca namm rek mooy fexe ba tëj yu yàgg yooyu le ñu xool leneen lañ ca mën a teg Souleymane Teliko moom moo jiite UMS ñu déglu ko ci micro Alhassane Ba. tey dañoo décidé waxtaan ci lépp loo xam ni dafa jëm ci wàllu prison ak détention provisoire xool naka la ñuy def ba nga xam ni ñi nga xam ni yàlla dogal nañu téye leen ci kaso gi ñu war leen mën a atte ci nu mu gën a gaawee parce que loolu dafa bokk ci ak yelleef doomu aadama nit bu ñu ko jàppee dañ ko war a atte ci lu mu gën a gaawee lu ñuy wax être jugé dans un délai raisonnable loolu nag pour mu mën a am il faut que aussi acteurs yi ñu mettre leen dans des conditions yoo xam ne war nañ mën a def seen liggéey boobu tey moo tax ñu ne dañuy daje fii tey woo magistrat yi woo avocat yi woo société civile ñëpp toog ñu xam jéem a xam lan moo waral longue détention yooyu bu fekkee texte yi la ñu war a changer ñu proposer ko su fekkee conditions yi nit ñi di liggéey la dañu war a améliorer ñu def proposition boobu mais jàpp nañ tey bu ñu paree ci liggéey bi dañu mën a def ay propositions yu concrètes yoo xam ni bu ko ministre bi jëlee en compte amaana ñu génn ci problème longue détention solution yi mën nañ ne ci fànn yu bëri lañ ko war a def solution bokk na ci solution d'ordre textuel xam nga boo xoolee ci yenn pays yu bëri tey boo jàppee nit moo xam délit la moo xam crime la dañuy limiter durée détention bi Sénégal nag dañoo limiter durée détention en matière de délit mais ku ñu jàpp pour crime kenn limité wul durée bi donc loolu bokk na ci solution yu ñu mën a aborder mais solution bi yemul ci loolu conditions yi magistrat yi di liggéey tamit war nañu ko améliorer pour ndax ñu mën a atte bu gën a gaaw. tey mooy bés bi àdduna wërngal këpp di màggal bés bi ñu jagleel tasum xabaar rawatina ñu mën koo def ci seen teeyaayu bakken jafe-jafe yi ñuy am ngir mën koo lijjanti fii ci réew mi ak yenn saay xibaar yu wérul yi jaar ci réew mi moom lañ doon waxtaanee fële ca CESTI thème ren bile mooy média ci taxawaayam ci wàllum démocratie journalisme ak xibaar yooyu nga xam ne lu ci ëpp du wér te ñu bëgg koo xeex Maimouna Ndiaye ak Pape Sangone Mbaye ñu ngi fa woon. Partage et diffusion de faux documents via les réseaux sociaux. En période électorale, beaucoup de citoyens tombent dans ce piège. La Journée mondiale de la liberté de la presse, l'occasion d'en parler amplement. Qu'est-ce qui se passe à travers WhatsApp? À travers WhatsApp, pour cet analphabète. di nga gis ñoo xam ni ci WhatsApp bi ñoom mënuñu lire maanaam yenn textes yi nga xam ni sax lu ñuy bind lay doon mbala yeneen i mbir yoo xam ne daal ñoom duñ ci mën a xam dara ñu koy soppaliku ñaareel ay vocal. di jéggalu mbokk yi ci njuumte googule du ñàkk di ngeen ci àndaat ci xibaaru 20h yi ñu wax ci liggéeykat ya nekk ci centre des œuvres universitaires bu université bu Bombay dañoo mer bay futtu ndax anam ya ñuy liggéeyee foofu la ñu ne dara baaxu ca ba tax na génn nañu wane seenu pamer Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye ca Bombay. li ñuy laaj mooy makkaan yu baax ak matériel yu mën li ngi ñuy def. xam nañ ne nag am na yu bëri yoo xam ne def nañ ko mais am na ay problème yu bëri yu ci am tey jii nii li ci am mooy suñ personnel bi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk depuis 2007 ba léegi di góorgóorlu di ñafe di def lu nekk ci université pour université bu toll tey fi mu toll sans budget ni rien ñooñu lañ bëgg ñu promouvoir lañ
organiser voté nañ fi benn organigramme bi boobu ba léegi kenn mettre ko en application tey jii nii agent yi am na ci ñenn ñoo xam ne seen prime de suggestion dindi nañ ko muy ñoom chauffeur yi ordre de mission yu bëri kenn fay ko tey waa service médical am na ci ñenn ñoo xam ne tey jii nii seen visite d'habitude yi ñu ko daan def ñu leen di fay boobu ba léegi fay en gros y a beaucoup de problèmes aujourd'hui yoo xam ne tënk nañ ko ci cahier de doléances pour remettre ko à l'autorité. camarade Cheikh Oumy Diop yi nekk ci université bu Bambey danoo bëgg tamit ñu xoolaat li nga xamante ni moo di seen payor ak seen traitement ci mission yi ñuy def. waaw ay bureau wax dëgg yàlla am ñun xam nga wax naa ko ci wax ji nee naa la ay problème yu bureau problème équipement loolu lépp posé na parce que aussi tamit pour nga def ay résultats il faut nga am ay fenn fooy liggéey am ay moyens yoo xam ne moom ngay liggéey. ñii di liggéeykatu CROUS bu Bambey ndax ñoom rek ñoo njëkk a félicité kii di ministre de l'enseignement supérieur lu ci mënti xew def nañ. ñu ngi leen ko doon wax sànq ci ndorteelu xibaar yi askan wi ne ñoom noppeegu ñu nangu yokkute bi ñu namm amal ci njëgu ciment bi ca jam ñaajo ca misaal ñu bëri seen yaakaar dafa tas loo xam ne nag gisuñu fan la wéeru rawatina dëkk boo xamante ni ñetti usines yu defar ciment ñoom ñoo fi nekk Ousseynou Thiam dem na tàllal leen micro ànd ceeg Ahmadou Bamba Samb. ak yokkute gi ñu xamle nag dina am ci lii di njëgu ciment bi daanaka njëgu saak bi ak tonne bi sax dana yokku mu doon nag nouvelle boo xam ne bii neexul lool neexul benn yoon li di askan wi yeewoo ca Diamniadio rawatina ña bëgg tabax ay kër. waaw nouvelle bu naxaree parce que en fait metti na trop ñu xëy gis ni ñi nga xam ne ñooy defar ciment bi ci biir Sénégal yokk nañu prix wu ciment tey li ñu doon xaar mooy ñu wàññi prix wu ciment parce que tey usines yi koy defar yokk na ci Sénégal loolu ñëpp xam nañu ko te aussi matière première ba ñuy defaree ciment lu ci bëree bëri ci biir Sénégal lañ koy jëlee kon tey li ñu doon xaar ci ñoom mooy ñu wàññi ciment parce que Sénégal ñu bëree bëri ñi ngi ci ay chantier lu mel ni Diamniadio tey boo ko jëlee boo ñëwee gis Diamniadio ak li ko wër yëpp da nga gis ne nit ñi ngi ci ay chantier kon borom kër bi nga xam ne ni tey mi ngi bëgg am ciment bu mu koccaaral pour mën a defar këram tey nga xëy ni ko yokk nañ prix wu ciment bi et ça a été fait de manière unilatérale par les producteurs loolu nekkul loo xam ne ni vraiment nekk na li neex population bi. li nga xamante ne lu ñu métti la wax nga dëgg parce que gis ñu mënuñu comprendre Sénégal am ñetti sociétés yi nga xam dañuy defar ciment ñu yaakaaroon ne day wàññeeku mais day gën a yokk loolu bu yokkee day am ay njeexital ci population bi parce que famille boo gis day am yaakaar pour tabax ëllëg mais buñ ko yokkee rêvam boobu day brisé du amati yaakaar parce que. mu doon yokk goo xam ne gi jàpp nañ ñoom tamit ne dina am njeexital bu baax ci lii di secteur immobilier. immobilier tamit moom bu ci amee dina ci am mais tamit immobilier boobu ñoom tamit day am njeexintal ci population bi day am njeexintal ci loyer yi bu ñu war a louer benn chambre à 15000 ils sont obligés ñu yokk ko à 25000 parce que xamante ñoom ay bénéfice day am ay réparation yu daan ñun nag suñu sañ dañuy lancer un appel solennel à monsieur le président de la république ngir yàlla ciment bi wax dëgg fel foofu mu yem su ko mënul wàññi ngir yàlla bu ko yokk. mu doon yokk boo xam ne bii bett na leen lool woowu askan di ñaan nag ñii di autorités yi ñu xoolaat bu baax a baax lu jëm ci dogal bile. jëwrin bi ñu dénk microfinance économie sociale ak solidaire di wax li ko gën a yitteel muy gunge ndaw ñi ak jigéen ñi rawatina ñi nekk ca kaw ga ngir ñu mën a def seeni projet jaarale ko ci ay financement yu baax moom Zahra Iyane Thiam yëkkati kàddu yooyu lee ci benn ndaje bu ñu doon amal tey jile ci suba ñu déglu ko ci micro Mame Birame Diouf ak Amadou Ba. comme programme bi nga xam ne ñu ngi koy tuddee Promise te nga wax ko ñu jël lu tolloog ñeent fukki milliards ak juróom-ñaar def ko ci nguuru Sénégal am pàcc bu mu ci indi BID am pàcc bu mu ci indi ñu fas yéene ko tas ci bépp kuréel boo xam ne ak nit ñi ci seen bopp pour askan wi kenn ku ne ca fa nga ne muy ci wàllu dëkk yi ne ci kaw gi muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw muy également ñi nga xam ne dañu nekk ci seen mbiru bopp war la groupe bu ndaw bu nekk ci mbiru boppam kenn ku ne mën caa jot ñu ne faw jumtuwaay yooyu képp ku séq rek ci lu war a jëm ci réglementation ci structure yi muy BCEAO muy BID muy régulation système financier décentralisé système financier décentralisé si seen bopp lu mel ni PAMECAS ak yeneen mbir ñoom ñëpp ñu mën leen dajale toog waxtaan bokk loolu ba nga xam ne fii ak fan yu néew war nañu lancer programme 47 milliards yooyu. ñu wax ci assainissement Xonjoñ ab diwaan la bu nekk ci région bu Fatick tey jii amoon na cérémonie lancement officiel ñuy daloo kon bokk ay gànnuwaay foofule mu di lu yitteel torop ONAS di office national bi ñu dénk wàllum assainissement directeur général ba Lansana Gagny Sakho ne dinañ ko yaatal ci yeneen diwaan ci réew mi ñu déglu ko ci micro Cheikh Tidiane John ak Thierno Laurent Mendy. pour li ñuy def tey mooy lancement construction de toilettes 1000 toilettes la ñuy construire fii mais loolu dafa méngoo ak vision son excellence le président Macky Sall li ñuy wax équité
sociale équité territoriale mooy nga nekk Ndakaaru nga nekk fii yëpp dafa war a nekk benn parce que ñëpp ay sénégalais lañu donc loolu moo ñu indi fii tey mais defe naa li soppeeku am solo fii mooy toilettes yi kenn du fay dërëm dañ koy mettre gracieusement à la disposition des populations lan moo tax ñu defee noonu li tax ñu defee noonu mooy Sénégal bu ñu seetloo lan moo tax amul OMD jotuñu ko ndax lii moo tax politique construction toilette en milieu rural dañ ko doon def di fayloo nit ñi nga xam ne seen loxo jotul seen dugg ginnaaw affaire u santé publique la balaa muy nekk affaire u def toilette te nguur gi defe naa ñun comprendre nañ ko bu yàgg rôle am mooy Sénégal yi foo mënti nekk lépp lu nga xamee ne dafay nekk affaire wër gu yaram ñu yombal la ko. tàggat yaram benn ponk la muy taekwondo ak championnat du monde ñuy waajal ca Angleterre fukki fan ak benn jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai bi ñu nekk Sénégal fas yéene faa yebal juróom-benn ci ay athlètes bokk na ci numéro 1 mondial di Moustapha Kama ki jiite fédération sénégalaise bu taekwondo nag ne seen yaakaar lu bari kon teg nañ ko ci ndoddu ñooñu le ñañu fa yebal Cheikh Sadibou Diarra ak Modou Diop. lii de guléet la ci taekwondo ci sénégalais Moustapha Kama moo jiitu ci classement bu àdduna bi yëpp loolu di firndeel jaloore yi muy tegle. gagné na médaille ci Maroc gagné médaille ci Belgique mais yamul foofu rek de parce que ay at a ngi nii muy daw ci compétition yu bëri pour mën a am ay points yu bëri looloo tax tey mu nekk numéro 1 mondial mais loolu itam def sas la ci moom parce que il faut que mu téye boppam foofu doon ci numéro 1 mondial bi boo xoolee ku mel ni dëkk yi mel ni Iran dañoo am doole ci taekwondo ku mel ni ay Corée ku mel ni ay Espagne tout ça ñu ngi ci gannaawam te ñoo ñëpp dañoo am ay moyens yooyu mooy tax nga mën a maintenir ci numéro 1 mondial moo tax ci compétition yi ñu jëm nii dañ koy ñaanal yàlla mu def ay résultats yu baax pour mën a maintenir foofu. tàbbug Moustapha Kama bii nag mën na jàppale bu baax naataangoom yi nekk ci équipe nationale bi jëm ca jongante àdduna bi ñuy amal fële ca Angleterre fii léegi ñaari ay bés. suñu athlètes yëpp dañ leen di tàggat ba nga xamante ni képp kuñ fa mënti yóbbu dañuy xam ne yow nii espérer nga pour nga mën a am médaille am na ñu ñuy yóbbu nag pour jéem leen tester ci niveau mondial parce que niveau national def nañ fi ay jéego yu am solo parce que compétition yi def yëpp niveau ranking national la boo xoolee ci góor yi am nañu ñetti góor yi ñu fa jël ak ñetti jigéen mais ci góor yi boo xoolee ku mel ni Kama lañ fa jël muy numéro 1 mondial ak numéro 1 africain ku mel ni El Mektar Diao moom il est 20e mondial mais am na médaille ci jël na ñetteelu place bi ci Agadir championnat d'Afrique ku mel ni Soumaré champion d'Afrique la en titre moom moo gagné woon champion olympique bi pour la première fois muy génn niveau africain là ñu ngi koy yóbbu di ko testé ci niveau mondial beneen niveau la waat encore si jigéen ñi am na ñetti jigéen ñi ñu jël ku mel ni Binte Jooju yàgg na ci compétition internationale yàgg na ci def Jeux olympiques et tout ça muy Miami fële ci États-Unis ku mel ni Warxa Ngom moom tamit yóbbu woon nañ ko Allemagne testé ko ci compétition yu bëri looloo tax ñu yóbbu ko bi ñu ñëwee fii nii dafa confirmé ci coupe ambassadeur Corée ku mel ni Ndeye Kumba pour la première fois mu dem ci jigéen ñi mais niveau national gagné na compétition yëpp. wàccaay li nag équipe nationale bu taekwondo mu ngi si ca jongante àdduna boobee bëgg na si jël ay raaye ngir taekwondo bu Sénégal gën a ràññeeku. jërëjëf Cheikh Sadibou Diarra yéen i tamit di leen sant di leen gërëm ci àndandoo bi fii la ñu yem ci xibaaru marax yi lu néew juróomi simili Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew yaatalal leen xibaar yi ci kàllaama nasaraan di leen ñaanal ngeen fanaan jàmm jërë ngeen jëf.